Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñu andi la lu bees saa yoo xëy rek ñu andi la lu bees loo xamante ne mën nga ci wax ci waxaat ci waaw waaye doy na waaru de nañu partager 11h30 laa ko doon def waaye dafa fekk tey ma xaw a tardé mais comme tardé naa léegi dinaa avertise ñépp ni samedi bu nekk su ma fi yàlla bàyyee bu ma liggéeyul dinaa ko def midi au lieu muy doon ay 11h30 quoi waaye tamit bu ma ko naree changé dinaa wax tamit ban bis laa koy def bu dee duma ko mën a def samedi quoi waaye maa ngi partagé ma leen di ñaan yéen tamit ngeen partagé leen le maximum possible waaw ma ñëw wax leen thème bu am solo boo xamante ne àdduna yépp ñu ngi koy wax tey kon lu mu néew bu ci juróom jotee rek am na solo parce que liggéey bii ñuy def liggéey bi duñ ko bàyyi buñ ko yokkul duñ ko bàyyi ay ñu jàpp la accusé la de terroriste wala ñu yóbbu la Sénégal du tax ñu koy bàyyi parce que suñu biir traite la suñu biir traite jikko ji ni ñu yàlla sàkkee loolu moo tax ba tëj wala rey wala tëj sa gémmiñ taxul ñu noppi wala nga yóbbu ñu Sénégal taxul ñu noppi déedéet parce que kenn ku nekk ak ni la yàlla sàkkee am na ñoo xamante ne yàlla da leen sàkk pour ñu noppi ñu aar seen bien am ñoo xamante ne yàlla da leen a sàkk pour ñu noppi parce que mënuñu wax yàlla xiiru leen ci wax am ñoo xamante ne nag yàlla tamit moo leen sàkk ba pare xiir leen wax mu xiir leen li nga xamante ne ñu bañ a gis injustice ba pare noppi ñuy gis injustice di noppi mënuñu ko comprendre loolu noonu lañu yàlla sàkkee ñun ñëpp kenn ku nekk ak ni la yàlla sàkkee ba tax na ba nga xamante ne kenn si ñun mënatul taxaw di noppi di gis li nga xamante ne mooy injustice ngay noppi loolu rek moo waral ñuy wax mais partagez leen le maximum possible tey des na tuuti des na 5 personnes rek ñu commencé des na 5 personnes andil naa leen benn sujet boo xamante ne bu baax a baax boo xamante ne vraiment war nañ cee waxtaan parce que suñu réew la sujet boobu mooy lan sujet boobu mooy les droits de l'homme au Sénégal li nga xamante ne jénnee nañ ko comme ni ma amee habitude di leen ko wax du ñu dee ñëw rek taxaw di wax ak yéen ci loo xamante ne du dëgg déedéet lépp lu ñu bëgg a wax ak yéen dañ koy xaatim bindi ko ci kayit nga ñu xam ne lii dañ ko liggéey ci semaine bi yépp balaa ñu koy andi toog di waxtaan ak moom quoi lii nag rapport la boo xamante ne des droits de l'homme boo xamante ne le département d'État américain ñoo ko bind rapport des droits de l'homme boo xamante ne département d'État américain ñoo ko bind suñu biir réew lañu toog ñu bind ko gars yi partagé leen le maximum partagé leen li ko gars yi di gën a jot rek muy gën a baax parce que au fait bu ñu nee partagé leen du dama bëgg am ay vues déedéet bëgguñu am ay vues mais lu ñu bëgg mooy dafa am benn masse benn groupe nit boo xamante ne bëgg nañu jot ci groupe nit yooyu ba nga xamante ne ñooñu dinañu comprendre suñu réew ak suñu àdduna nu muy doxee bu ko defee ñooñu bu ñu demee ba ñu nand àdduna bi nu muy doxee ñu comprendre ni suñu réew di doxee ak àdduna bi nu muy doxee dinañu am groupe boo xamante ne dana taxaw jàkkaarloo ak ñii ñu jànkoonteel pour ñu mën a xeex ñu mën a nangu suñu réew teg ko ci yoon bi masse boobu nag ñuy ut noonu moom la ñu jotagul moo tax masse boobu yow mi may seetaan plus que ngay partager rek plus que yaa ngi def live comme man parce que masse boobu la ñu bëgg a jot affaire bi du doole suñu xeex bi du doole suñu xeex bi xel la dafa am ñu bari ñu nekk kër ga dañoo toog te yëguñu lan moo xew suñu réew gis ngeen ñooñu bu ñu yëgoon tey lan moo xew suñu réew suñu jugoon ànd ak ñun ñu jóg dem ci xeex bi seconde la xeex bi di am mu jeex léegi masse boobu ñun moom la ñu bëgg a jot masse boobu la ñu bëgg a fexe
ba ñu jot ci li nga xamante ne mooy information bi la xeex bi stratégie la xeex bi du doole du ñëw rek mbëkk déedéet xeex bi stratégie la moo tax yow mi am intelligence yow mi am xel yow mi nga xamante ne yow xam nga déjà lan la objectif bi boo ñëwee toog fii nga di ma gis may wax nga mu yitteel la ba nga toog bëgg a déglu live bi ba mu jeex yow it da nga war a bokk ci xeex bi pour kooku nga xamante ne mu ngi kër ga toog xamut lan moo xew moom mu mun a bokk ci xeex bi pour kooku mën a bokk ci xeex bi yow lan ngay def yow da ngay partager yow sa liggéey mooy na nga partager le maximum surtout live bi nga partager ko dans les groupes parce que réew mi ñi ko yor ñu yées lañu te ñoom bis bu nekk ñu ngi def seen liggéey pour mën a ŋànk ci liggéey ci réew mi pour réew mi bu mu jógee ci loxo ñu bon ñi ñooñu nag ñu bon ñooñu dañoo am ku leen soutenir ki leen soutenir mooy kan mooy tubaab bi bonul mais dafa ñëw fekk ñu bon suñu biir réew mu profiter si ñu bon ñooñu pour mu mun a jël suñu alal suñu recherche yóbbu ko dëkkam moo tax ñun loolu la ñuy xeex parce que gars yi tey affaire yi leer na démb lu ñu doon laam-laame tey la gën a leer loolu sa di sujet bi mais dama ko ci sërëxal rek pour ngeen mën a xam tuuti ñu gën a ressaisir gars yi 5 candidats la ñu amoon 5 candidats à la présidentielle bii passé y avait PUR la ñu amoon ki nga xamante mooy Madické Niang ñu amoon Ousmane Sonko ñu amoon Macky Sall ñu amoon Idrissa Seck 5 candidats ndeke 5 candidats yooyu yëpp benn rek moo ciy dëgg mooy Ousmane Sonko yeneen ñett yi ndeke ñu ngi doon waxtaan ak Macky Sall ba teg nañ seen plan nu ñuy def ba jël nguur gi jox ko Macky Sall tey lépp set na wicc man li ma ci nakari rek mooy PUR bi nga xamante ne seen candidat wax dëgg yàlla moom sëriñ si li mu liggéey yépp ak ay askanam ñoom gëmoon nañu ni ñoom am nañu candidat ndeke waa ji seen candidat boobu ndeke moom mu ngi liggéey pour Macky Sall amul lu ko gën a metti si biir àdduna man loolu foofu laa yërëmee PUR ñoom ñëpp PUR seen parti religieux bi nga xamante ne sëriñ bi moo ko defar liggéey ci ba mu toll nii ñoom gëmoon nañu ni ñoom am nañu parti te am nañu candidat ñu jël waa ji teg ko comme candidat ndeke waa ji moom li muy nekk ci biir parti PUR yëpp moom cenn moom mu ngi doon liggéey pour Macky Sall non lii amul lu ko gën a metti ba gis ngeen léegi poste bi nga xamante ne PUR jox nañ ko muy poste député bi te nga xamante ne loi bi dafa wax député amul droit pour mu nekk ministre moom dem na nekk ministre sans avertir ñi nga xamante ne mooy waa PUR kon moom lii la doon lijjante xool leen bi PUR ak mbooloo bi ñu yor ak candidat bi ñu yoroon moo tax mu baax trop yéen parti yi ngeen di déglu xale yu mel ni ñun xale yi yor suñu âge te xale yooyu di ànd ak yéen nang leen di déglu parce que xale yi alerté woon nañu waa PUR ni sëñ Moustapha na dàq si Issa Sall mi na ko dàq parce que xale yi teeloon nañu gis parce que xale yi dañuy gis parce que xale yi dañoo jàng dañoo dox bu nit ki nekkul nit ku PUR nit ku dëggu xale yi dañ koy xam waaye gars yi dégluwuñu leen ñoom ñu jàpp ni ñoom ay mag lañu ñu bàyyi si biir boo demee ci Madické nit ñi xamoon nañ ni Madické moom du dara depuis bu yàgg xamoon nañ ni c'est un candidat forgé par Macky Sall parce que Madické sax mënul am sax parrainage mais daf ko jox boo delloo ci ki nga xamante ne Idrissa Seck gis nga nu mu trahiré waa réew mi l'ensemble des candidats du Sénégal ñoom ñëpp plus de 50 candidats dañoo dem dugg ci Idrissa Seck xooleen lu mu leen def ñoom ñëpp la trahir dem fene fii benn nit rek moo fi taxaw dëggal boppam ba léegi mu jaral ko dee wala bakkanam wala liggéeyam mooy Ousmane Sonko ba léegi mu ngi tenir kon suñu réew egg na foo xamante ne boo jëlee 100% y'a que 1% mooy nit yu baax li ci des yépp ay mbalit la parce que boo demee ba ñi prêter candidat pour devenir les dirigeants du pays ñu génnee ci 4 yi yépp c'est des faux benn rek moo ci baax ñu war a xam ne ñi suñu réew am na problème mais tey loolu du sujet bi sama gars yi gën leen partager ñu ngi waaj a egg 30
fu ñuy dem rek ñuy gën a laajaat di partager tey sujet bi mooy le rapport d'état américain bi mu def sur les droits de l'homme si prison sénégalais yi nu ñuy doxee gars yi mu doon lu doy waar prison sénégalais yi dem nañu ba nga xamante ne tey ñoo gën a yées ay prison Kenya ñoo gën a yées ay prison Gabon lu tax ma wax loolu parce que ñoom américains yi dañuy doxantu ci réew yi parce que seen ambassade yi réew yi ñu nekk yépp ci biir àdduna bi dañuy yónni seeni ndaw yi ñuy dem di visiter foofu dañuy xool ni gouvernement yi di doxalee si réew yi ba bañ nañ ko ba ñu xoolee ba pare ñun tey ñun ñoo mujj ñun Sénégal ak démocratie bi ñu amoon liberté bi ñu amoon droit de l'homme bi ñu amoon ak Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade respect bi ñu amoon suñu réew dafa dëppërndiku dafa wëlbateeku daal di këpp lan moo ko waral erreur bu ndaw boo xamante ne doomu aadama def na ko mooy Sénégal ñu jël koo xamante ne mérité wu loon sax nekk chef de famille ñu jox ko bopp nguur gi Sénégal dégringolé daanu këpp ci suuf lii moom moo xew américains yi ba ñu demee ba nga xamante ne visité nañu Sénégal ak seen ambassadeur ak seen droit de l'homme ak seeni ndaw visité prison sénégalais lii la ñu andi moom la ñu ne moo xew ci prison sénégalais ka jàng nag war ko yëg ka jàngut tamit war ko yëg ñu war ko faram-fàccal benn par benn pour nit ñi mën ko xam ñu leen di xamal ni ñun sax dañoo live fagul commencé guñu live ñun commencé guñu live bis bu ñu commencé live si la Macky Sall si la Sénégal si la askanu Sénégal di xam ni ñun commencé nañu live tiital taxul ñu dellu ginnaaw extradé ñu dellu suñu réew taxul ñu dellu ginnaaw ñu tëj ñu fii taxul ñu dellu ginnaaw parce que dañoo bëgg suñu réew kon loolu plan boo xamante ne la bu naxasaay la ba pare peine perdue la du ñu dellu ginnaaw mukk tey te du ñu dellu ginnaaw ëllëg waaw léegi nag rapport bi li mu leen siy jox mooy benn point par benn point ñu mun ko déglu étudier ko rapport bi nag du rapport 2021 de li xewoon 2020 la parce que tubaab bi dafa xarañ li xew 2021 ñoom ñu ngi koy bind ñu ngi koy xaatim pareeguñ si mais li ñu xaatimoon 2020 la moom la ñu andi tey waaw nee nañu le 11 mars 2020 3 policiers tuent un homme dans la prison tuent un homme à Fatick fàttaleku ngeen xale ba ñu rayoon fële Fatick xale yi doon def manifestation yi ñu fekk leen nii manifester ñu jàpp xale bi dóor ba mu dee 3 policiers ñoom moom la ñu bind nii ñun fàtte nañ ko askan Sénégal ñu bëri ci yéen doo leen fàttaleeku loolu fàtte ngeen loolu ñoom fàttewuñu ko xale bi 3 policiers ñoo ko jàpp dóor ba mu dee te police jàpp leen jugé wuñu leen condamné wuñu leen sanctionné wuñu leen sax ñu bañ a liggéey si sax 3 fan defuñu leen ko policiers yooyu ñu ngi dox ci biir réew mi ba bisu tey comprendre ngeen ñu ne le 2 mai un détenu benn prisonnier ci prison Mbacké kooku tamit dañ ko dóor ba mu sedd guy ci biir prison bi à Mbacké ñan ñoo ko dóor ay policiers ñoom it ñoo ko jàpp dóor ko ci biir prison bi ba mu sedd guy te policiers yooyu kenn defu leen dara ñoo ngay dox di woy seen soxla ba bisu tey loolu moo xewoon tamit ca prison ba nga xamante ne mooy prison Mbacké nee nañu l'impunité ñàkk punir ñàkk sanctionné ñàkk tëj ñàkk wax ak policiers yi dafa ne gàññ ci biir Sénégal di dox rek lu leen neex la ñuy def policiers yi ci biir Sénégal te kenn du leen sanctionné bu ñu neexee rey bu ñu neexee dóor bu ñu neexee football bu ñu neexee saaga bu ñu neexee def lu nekk rapport d'état départemental d'état américain moo ko wax ñun waxuñu ko ñoom ñi nga xamante ne dañuy sàmb ak yelleef doomu aadama ñoom ñoo ñëw visiter suñu réew xool ko ñoom ñoo wax lii ñu continuer ci rapport bi nee nañu le 24 mars 2020 gisaat nañu ay policiers
ñu dóor responsable famille sama gars yi fàttaliku leen weeru koor bi passé fàttaliku leen weeru koor bi passé papa jooju nga xamante ne mu ngi woon ci biir këram di naafili ci biir këram si jamonoy corona di diriger famille yom nekk ci ginnaawam mu leen di diriger pour ñu naafili ñu fekk ko ci këram diri ko ci biir kër gi dóor responsable de famille ab papa ci kanamu doomam ak ay doomam yu jigéen dóor ba yaram bi tàlli ñu jàpp sànni ci biir oto bi fàttaliku leen loolu américains yi gis nañ ko teg nañ ci bët te bind nañ ko xaatim nañ ko bokk na ci li nga xamante ne moo nekk nii police Sénégal day dugg ba ci këru jàmbur yi di jàpp ay père de famille di leen làpp di leen dóor ñoo xamante ne uniquement pour bu ñu julli bu ñu naafili pour lan le respect des règles de coronavirus. Ñu continuer rapport bi nee na les conditions de détenus dans les prisons sont abominables nee nañu conditions yi nga xamante ne moom la prison yi di vivre prisonniers yi di vivre ci biir prison yi mënoo ko expliquer dafa jéggi dayoo dafa salte kenn mënu ci dund mooy boo leen jëlee exemple bi nga xamante ne Guy Marius Sagna bañ ko tëjoo ci prison bi dégg ngeen li mu wax ba mu jénnee wax na ko ci lu mot ay juróomi plateau Guy Marius Sagna dañ ko jàpp simmi ko taatu neen ba noppi sànni ci biir benn chambre boo xamante ne guddaay gi mot na 3 mètres waaye yaatuwaay bi 1 mètre la te chambre bi dafa tilim ñoom ñoo tey sànni ci biir salte bi ci biir chambre bi sànni ci ndox pour mu tilim ba pare ñu simmi ko mu doon ay karo yu sedd sànni ko ci biir mu nar ci nelaw 3 fan ci chambre boobu ba pare chambre bi encore amul lumière ñu tëj ko amul lumière amul foo noyyee xool leen condition yooyu xool leen bon googu xool leen salte boobu xool leen ñuul xol boobu lii mooy suñu gouvernement bi nga xamante ne moom la ñu yor déedéet du police bi de mooy gouvernement bi mooy digal police bi muy def loolu parce que Abdoulaye Wade mësta digal police bi muy def loolu c'est vrai conditions yi baaxuñu woon parce que prison yi ba léegi ni mu meloon la mel waaye ki leen di digal ñu def loolu mooy ki njiite réew mi moo leen di digal ñuy def loolu gars yi partagé leen bu baax nit ñi jot si gars yi fàttaliku leen ni Babacar Gueye nga xamante ne moom tamit dafa bokkoon si ñi nga xamante ne jàppoon nañ ko te yàggut xam ngeen luñ ko def dañ ko tëj ci prison bu mel noonu sànni ko ci benn cellule bu ndaw simmi yére yi ba nga xamante ne du mun a tëdd ci lu mot 3 fan joxuñu ko lu mu lekk ñu koy jox muy lekk cox cere boo xamante ne dañ ko siim ak sunguf meew ak suukar bu bari moom la doon mëq ba Babacar jénn foofu bu mu jénnee foofu ci quelques jours quelques mois yu mu fa am diabète la jénnee ànd ak diabète waa ji dugg prison wér-gu-yaram mu dugg gars yi empoisonné ko c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement lii moo tudd empoisonnement parce que ku am wér-gu-yaram nga dugg ci prison jénn daal di diabète ñoom ñoo la empoisonné ñoo la poisonné parce que moom buy dee si diabète bii lay deeyee nga xamante ne gouvernement Sénégal moo ko def moo ko teg lii le gouvernement Sénégal nekkee suñu biir réew c'est-à-dire dañoo fal ay suñu bopp réew ay nit yoo xamante ne c'est des monstres ay dëmm lañu duñu ay nit si fànn yépp ay dëmm lañu yoruñu jikko nit jikko dëmm lañu yor moo tax ñu andil leen lii li nga xamante ne mooy rapport département d'Amérique bi nga xamante ne def nañ ko suñu biir réew gars yi rapport bi nee na prison sénégalais fi ñu waroon def 100 personnes 300 lañ fa def fi ñu waroon def 1000 personnes 3000 lañ fa dugal naka la nit boo xamante ne benn chambre sax 2 nit xajuñu fa xoolal man fi may fanaan sama kër gi man rek maa fi dëkk waaye ba léegi pour man dafa xat damaa soxlawaat espace bu gën a rëyaat ni bii waaw salle chambre salon douche pour man loolu dafa tuuti ci man rek fii ci Angleterre waaye damaa soxlawaat li gën a rëy lii mais déedéet
Sénégal benn chambre la ñuy jël dugal ci 100 personnes wala 80 personnes ñu xam ne suñu réew du réew bu baax gars yi dañ ci war a jóg suñu réew dañ ci war a jóg parce que comme ni mu leen ko waxee man sama kër bii ma nekk nii benn chambre laa am salle fu ma toog pour xool li ma xamante ne mooy sama télé am beneen salle pour sama lekk fi ma war a lekk am douche am fi ma sangoo waaye pour man dafa xat dama war a ut feneen fu gën a yaatuwaat foofu waaye bu dee man foofu dafa xat naka ngay jëlee ay nit dugal leen ci benn chambre boo xamante ne 3 mètres la sur 3 mètres nga jël leen poncer leen foofu 3 mètres yooyu sur 80 personnes mais yow loo bëgg moo tax it maa ngi avancé ci li nga xamante ne mooy rapport bi nee nañu rapport bi nee nañ ci biir prison sénégalais yi xale yu ndaw yi à l'âge de 10 ans 12 ans ba 17 ans dañ leen di mélanger ak ñi nga xamante ne mooy mag yi nga xamante ne dañoo am 30 ans 50 ans ba 70 ans dañ leen di mélanger ci biir prison yi dañ leen di mélanger nga xamante ne mag yi sax parfois dañ leen di abuser sexuellement dañ leen di tëddee ci biir prison yi jël xale yu ndaw yi di leen tëddee comme ay jigéen ci biir prison Sénégal yi lii la rapport américain bi daal di joxe si nga xamante ne mooy la suñu prison yi nii lay doxee ku la waxoon ni Sénégal dina dem ba mujj fii ku la waxoon ni Sénégal dina dem ba daanu ba mujj fii nga xamante ne la ñu mujj kenn du ko gëm waaye Ousmane waxoon na leen ko nee na Sénégal dina metti ndagam fal ngeen kii di ngeen dund lu metti te yéen ñii nga xamante ne yéen ay jot ay 500 ay 2000 ay 3000 ay 25000 uniquement pour voter yéen ay njëkk a souffrir mooy ñan mooy baadoolo yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison yi. rapport bi nee na dans les chambres di nga gis ay jigéen yoo xamante ne dañoo yor seeni doom ñu boole leen ak yeneen jigéen ci biir même chambre nga xamante ne dañuy pousse foofu jigéen yi ba ñu bëri ñu jël xale bu ndaw boo xamante ne yaayam mu ngi koy nàmpal ak yaayam boobu ñu boole leen ci biir prison boobu. rapport bi nee na ak benn chaleur boo xamante ne suffocant doo mun a noyyi parce que dafa ànd ak benn tàngoor boo xamante ne doo mun a noyyi naka ngay mun a dugalee benn xale bu ndaw liir nga boole ko ak ay jigéen yu bari ci biir benn chambre ba yaay ji du ko mun a nàmpal yaay ji du mun a noyyi xale bi du mun a nàmp ba ay liir yu bari dañoo mujjee dee ci biir prison bi. gars yi ñii duñu ay nit gars yi ñii ay dëmm lañu ñii ay sorcier lañu lii moo taxoon procureur bi mu bëggoon a jël ndaw si accusé Ousmane Sonko patronam nga xamante ne bi mu nekkee hôpital doom bi ci kanguru la nokkoon c'est-à-dire dañ koy dugal ci kanguru takk ko ci yaramu yaayam lii moo taxoon procureur bi hésité wul sax pour ñoddi doom ji ci dënn yaayam sànni fele mu dee après ñu yóbbu ndaw si lii moo taxoon parce que ñoom xam nañ li nekk ci prison ba xam nañu rey bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy rey ci biir prison yi kon ñoom dem nañu ba amatuñu l'âme de la tolérance amatuñu xel ak yuur ak noonu yërmande amatuñ ko seen yaram ñoom dañoo am habitude def lu mel noonu kon ñoom bu ñu demee ba am habitude def lu mel noonu loolu moo waral procureur bi bëggoon a ñoddi doomu Ndeye Khady sànni fele ci hôpital bi mu yóbbu Ndeye Khady lii la c'est-à-dire lii undu ci prison yi mu ngi génn di ñëw si ñun di ñu fekk si biir kër yi parce que lu tax ñu diriger nekkuñu ay nit ça ne sont pas des êtres humains c'est des animaux ça ne sont pas des êtres humains nañu continuer ci rapport bi nga xamante ne moom laa leen nekk di jox nee nañu le 20 février dans la prison de Mbour un prisonnier meurt gis ngeen nee nañu le 20 février dans la prison de Mbour si prison Mbour benn prisonnier dafa dee suffoqué par le nombre exagéré dans les cellules dafa am benn prisonnier rappelé wu leen xale bi nga xamante ne dañ ko dëggate ba mu pàcc ba bët yi pàcc fàttaliku leen histoire boobu dafa amoon benn trouble gars yi tiit di bugg a daw prisonniers yi ñi dëggati benn xale ba xale bi pàcc butit yi yépp ci biti bët yi yépp ci biti ci benn prisonnier parce que pourquoi parce que dañoo dugaloon ci benn chambre
boo xamante ne 3 mètres la ñu dugal fa 80 personnes 80 personnes ñu dugal leen foofu ñu dëggati xale bi ba papaam ba mu ñëwee xàmmeewul doomam gars yi ñii duñu ay nit ñii di ñu diriger duñu ay nit ay monstre lañu ay dëmm lañu te dañ cee war a jóg. danañu continuer ci li nga xamante ne mooy rapport bi benn par benn li rapport bi wax ci anglais danañ leen ko tekkil en français ngeen dégg ko waaye nag li ñuy gën a def liggéey bu gën a metti bi ñuy def mooy danañ leen ko tekkil ci kàllaama Kocc Barma ngeen dégg li nga xamante ne moom la askan Sénégal di dund seen biir réew te ñu bëri xamuñu ko. sama gars yi nee nañu le 31 nee nañu 31 détenus sont morts en 2019 31 détenus 31 prisonniers ñoom ñoo dee 2019 li ñu nekkee Sénégal yëpp prisonniers yi dee ci prison bi ils sont au nombre de 31 prisonniers ñu rey leen soit 6 de plus qu'en 2018 nee nañu li dee 2018 37 prisonniers la ñoo dee 2018 2019 31 prisonniers kon gis ngeen ñaata prisonniers ñoo nekk di dee ci li nga xamante ne ñàkk ormal bi nga xamante ne am nañ ko ci suñu prisonniers yi waaye seen dee boobu amul benn policier boo xamante ne daan nañ ko ci ay daan amul benn policier boo xamante ne dàq nañ ko ci liggéeyam amul benn policier boo xamante ne sanctionné nañ la wala tëj nañ la wala teg nañ la ay daan bu dul ñoom ñu ngi continuer di rey suñu rakk yi parce que ñi nekk ci prisonniers yi duñu ay bandi ay suñuy mbokk lañu parfois dañu am ay erreurs yu ñu def parfois nattu la parfois même erreur la ci la police wala la justice ñu tëj ay nit yoo xamante ne c'est des innocents dans les prisons. sama gars yi ñu continuer ci rapport bi li nga wax des arrestations de détention arbitraires sans preuve et sans la présence d'avocats et sans indemnisation nee nañ li ñu nekk di dund mooy da ngay jékki-jékki rek ñu yónni ay nit des arrestations arbitraires sans mandat d'arrêt da ngay jékki-jékki rek ñu yónni nit mu ñëw sa kër rek ñu arrêté la ne la yow à partir d'aujourd'hui arrêté nañ la loolu léegi si biir Sénégal dafa fréquent dafa bëri ngay jékki-jékki rek comme niñ ko defee rek Ousmane Guy Marius Sagna di dem di jëndi li nga xamante ne mooy reeroom rek ñu jàpp ko ci mbedd bi yóbbu comme niñ ko defee Clédor Sène dem taxaw ci buntu këram ba ci fajar ñu dugg ci biir jàpp ko dem yóbbu comme niñ ko defee ak Dame Mbodj fekk ko ci mbedd bi muy jénn rek ñu ne ko yow place de l'Obélisque ngay bëgg a dem ñu jàpp ko dem yóbbu des arrestations arbitraires sans mandat d'arrêt amul mandat d'arrêt amul dara dañ lay fekk nga taxaw rek ñu jàpp la yóbbu fii la suñu réew toll ci li nga xamante ne perte droit de l'homme complètement respecté wu ñu benn doomu aadama dañ lay fekk ci mbedd bi rek ñu jàpp la dem yóbbu ñu ngi continuer la police fait des arrestations arbitraires sans mandat d'arrêt surtout en dehors de Dakar ñeneen ci li mu gën a yées ci Dakar ci biti foofu la gën a yées foofu dañuy fekk ay nit ñu toog dugg ci ay kër di dóor di gaañ di blessé wala ñu dugg ci ay kër jàpp ay nit di leen interroger sans la présence de leur avocat te benn ci seen avocat duñ ko fekkee rapport d'état américain bi moo ko wax moo tax dañ leen koy faram-fàccal benn par benn ba mu jeex duñ ci nëbb dara Sénégal egg nañu foo xamante ne képp ku nekk sa biir kër jàngaloo dégg nga anglais dégg nga français dégg nga portugais déggoo loolu ma lim yépp da nga xam lu xew parce que ñun duñu bàyyi Macky Sall na xam ne ñun duñu bàyyi suñu askan danañ leen informer ba mu mot sëkk ba ñu dégg lan moo nekk di xew nee nañu le 21 juin jàpp leen date yi le 21 juin le commissaire Sadio est arrêté pour liberté d'expression le 21 juin 2021 commissaire Sadio fàttaleku ngeen dañ ko jàpp mi nekk en retraite dañ ko dem jëli këram parce que lan la wax dafa doon exprimer li nga xamante ne moom la gis lu doxul ci biir réew mi ñu dem jàpp ko këram dem te liberté d'expression moom ci mii réew moom jeex na
kenn amatul gis loo xamante ne doxut nga xam ni doxut naa wax ndax mu progressé déedéet ku wax rek ñu jàpp la ku wax ñu jàpp la ci mii réew dafa yàqu complètement ñu ngi continuer encore ci li nga xamante ne mooy rapport d'état américain la justice du Sénégal ci boppam mu ngi laajte indépendance parce que indépendance justice bi dafa jeex fàttaleku leen fii juge Dème nee na j'ai démissionné sur une justice qui a démissionné man dama démissionné ci justice boo xamante ne moom moo njëkk a démissionné man ma daal di démissionné ci justice boobu loolu juge Dème moo ko waxoon parce que suñu justice bi dafa démissionné rappelé wu leen tamit ni l'union des magistrats se plaint de l'influence de l'exécutif sur la justice ñoom ñu ngi kaas bis bu nekk union des magistrats ñu ngi kaas bis bu nekk rapport bi moo ko wax de ni ñoom le fait que président bi dugg ci li nga xamante ne ci justice bi bis bu nekk di leen imposer ñoom ñu ngi koy ñaawlu bis bu nekk union des magistrats ñoom ñoo ko wax ñu ngi koy ñaawlu boo continuer ci rapport bi di nga gis ni nee nañu ci ay ministères yu bëri surtout le ministère de la justice ñoom ñëpp tamit ñu ngi ci biir le 2 septembre des magistrats ont été dégommés par le ministre de la justice dégg ngeen le 2 septembre 2021 am na ay magistrats ay juges yoo xamante ne seen liggéey dañ ko def normal ministre de la justice mu merci mu dàq leen ci seen liggéey wàccee leen dégradé leen wàccee seeni grade lii mu ngi xewee Sénégal juge bu jël décision yow ministre bi kontaanoo ci nga dàq ko ci liggéeyam lii moo xew Sénégal gars yi ñoo ngi continuer encore le 1er juin la police arrête Assane Diouf chez lui le 1er juin 2020 police dafa dem dugg ci kër Assane Diouf dajji buntu bi jénnee ko yóbbu ko sans benn mandat d'arrêt sans rien sans plainte sans rien gars yi partagé leen sans plainte sans rien ñu dem jëli Assane yóbbu ko police egg foofu dóor tànk bi ba tànk bi damm voilà ñu continuer ci rapport américain bi lu mu wax suñu biir réew lii yépp suñu réew la xamee de te ñun ñu xam ko waxuñu ko waaye ñeneen ña nekk ca bitim réew nekk suñu biir réew ñoo ko xaatim ñun ñu bëgg leen koy xamal bis bu nekk ñu ne les journalistes de la RTS sont priés de ne pas couvrir le procès de Abdou Karim Xurum Xax dem nañ ba nga xamante ne RTS la télévision RTS dañ leen a jox ordre ni Abdou Karim Xurum Xax mi ñuy waaj a jugé bu leen mukk siiwal jugement Abdou Karim Xurum Xax na ngeen ko nëbb xam ngeen lii ñun xamuñu ko rapport d'état américain bi xam na ko na ngeen nëbb bu kenn xam ni Abdou Karim dinañ ko jugé surtout yenn télévision bi nga xamante ne yenn RTS du Sénégal gars yi def nañ ko suñu biir réew nee nañu les manifestants sont souvent réprimés nee nañu manifestants yi souvent dañ leen di dóor sur uniquement le fait que ñu dem di déposer ay demande de manifestation dañ leen di jàpp di dóor wala ñuy dem di manifester dañ leen di jàpp di dóor gars yi suñu réew fu mu yegg yéeme na suñu réew fu mu toll yéeme na ku ñu waxoon ni ñun Sénégal dinañu toll fii kenn du ko gëm si ñun ku ñu waxoon démb ni suñu Sénégal dina toll fii mu toll tey kenn du ko gëm waaye xoolal ni ñu def ngay dem di manifester rek dañ lay jàpp làpp la dóor la ndax manifestation te manifestation mooy wane ni man de am na lu ma naqari pour yow mi jiitu njiiti réew mi nga déglu lan la askan gi di wax mais ce gars-là n'est pas capable même d'écouter son peuple ce gars n'est même pas intelligent de savoir que le fait que quelqu'un sort pour se manifester il est en train de faire appel à son gouvernement pour qu'il l'écoute de lui dire qu'il y a quelque chose qui gars yi mënuñu comprendre sax ne manifestation mooy kiy génn di ñaxtu dafa bëgg a wax gouvernement mi xool ma am na lu ma naqari mooy tax may ñaxtu ils sont pas capables ce gouvernement n'est pas capable de le savoir nee nañ le 18 janvier 2020 la police a arrêté 18 membres de Ñoo Lank pour protestation ou marche de protestation contre l'augmentation de l'électricité au Sénégal 18 janvier
dañoo jàpp 2020 dañoo jàpp les membres de Ñoo Lank ñi nga xamante ne ñoo ngi doon manifester contre l'augmentation électricité bi ñu defoon les prix yi ñu yokkoon ci électricité bi ñuy dem di dox ñu jàpp leen. Le 23 juin 2020 le mouvement des gilets rouges sont arrêtés sans mandat d'arrêt pour demande de libération de Karim Xurum Xax dañu demoon di leen laaj pour ñu libérer Karim Xurum Xax ñu arrêté leen lii lépp du sénégalais ñoo ko wax rapport d'état américain des droits de l'homme ñoom ñoo ñëw fii suñu biir réew def enquête yooyu ba pare ñu publier ko au niveau des États-Unis pour wax les États-Unis ak le monde entier naka la Sénégal di nekk di def ci biir réewum naka le gouvernement Sénégal di nekk di def ci biir réewum lii moo waral Macky Sall du voyager Amérique parce que kenn dootu ko fa invité parce que dañ ko considérer léegi comme gouvernement boo xamante ne buy dund ci ñaaw téef dañ ko booleetum ci gouvernement yu baax yi suñu président ak suñu gouvernement dañ leen booleetul ci gouvernement yu baax yi mais sinon dañ leen boole ci gouvernement yi nga xamante ne ñoo gën a yées ñoo gën a bon ci biir àdduna nee nañu le 10 août dañoo arrêté Guy Marius Sagna est remis en liberté le jour suivant fekk ko ci mbedd bi rek le 10 août ñu jàpp ko pamte ko benn journée après ñu bàyyi ko nee nañu gouvernement du Sénégal fu mu toll nii léegi dafa wàcc dafa trempé jusqu'au cou dafa wàcc ba romb li nga xamante ne mooy wàcc loolu le rapport bi wax suñu réew nga xamante ne seeni militaire seeni police dañ leen doon tàgg ci bitim réew ndax seen jàmbaarte suñu justice moom lañ doon jël di leen yóbbu ñuy dem di juger yi yeneen réew yi suñu société civile ñoom Alioune Tine ñoom lañ doon jël ñuy defari ji ay constitution di jàppale yeneen réew yi tey loolu yëpp dafa nërmeelu ndax lan ndax fal benn waay boo xamante ne xel bi màccul jàng bi soriwul xam-xam bi bariwul waa ji deqom rek la jiital ak gémmiñoom ak li nga xamante ne mooy awrawam loolu la jiital ci biir réew mi Sénégal loolu la erreur bi nga xamante ne moom la Sénégal def waaye tamit OFNAC a conclu avec ses rapports la corruption gangrène tous les services gouvernementaux rapport bi nee na ñi nga xamante ne ñooy OFNAC bi nga xamante ne service la boo xamante dañ ko teg Sénégal pour muy xayma li nga xamante ne mooy corruption bi ci biir Sénégal nee na OFNAC nee na service yépp ci biir Sénégal sont corrompus corruption bi dafa gangréné dafa laal fépp foo xamante ne ci biir Sénégal dem nga di fa liggéey soi-disant la santé boo demee hôpital corruption bi moo nga fa yéen xam ngeen boo demee hôpital boo yorul xaalis kenn du la faj boo demee hôpital boo amul ku la xam mu boole la ak keneen ka ma xam kenn du la faj boo demee hôpital boo manqué lee xaalis même bu dee sa tànk dafa damm ñuy gis muy nàcc dañ lay sànni fële kenn du la laal xam ngeen loolu OFNAC nee ne ak si biir rapport bi nee nañu le transport l'éducation d'abord école bi ci boppam moo njëkk a corrompu benn corrompe boo xamante ne maari daytaani boo demee ci éducation bi li professeurs yi di laaj ñi nga xamante ne parents d'élèves yi ak maîtres yi di corrompre pour ñu am lu ñu lekk dafa jéggi dayoo parce que amatuñu fayatuñu leen ñoom tamit dañoo dugg ci corruption bi nee nañu sur le transport bi tamit dafa corrompu rapport d'état américain pour te dire que bàyyiwul fenn ci biir réew mi bàyyiwul fenn ci biir réew mi li ngeen di yaakaar ni américains yi français yi ñu ngi fii yeneen réew yi xamuñu dara luy dox ci biir réew mi ñun ñooy nax suñu bopp ñoom ak ñun suñu différence mooy ñoom lu xew dañ koy bind ñun lu xew dañ koy wax ba pare fàtte ko lii mooy jikko africain ak sénégalais nee nañu ci service transport bi da ngay gis ñi nga xamante ne mooy ñii nga xamante ne chauffeurs yi ak apprentis yi waxtu bu leen neex ñu yokk prix yi bu ñuy dem Touba bu ñuy dem Tivaouane bu ñuy dem Casamance heure bu leen neex ñooy xool ñoom ñu yokk prix yi donc la corruption gangrène partout dans tous les services de notre nation ma continuer encore nee nañ dans les services de poste sa boo fa demee poste pour poster sa lettre nee nañu la corruption il est là-bas complètement gangréné le pays même les services de la poste sont gangrénés par la corruption nee nañu wante moom mi nga xamante ne mooy président bi lépp loo xamante ne lu jublu ci ay mbokkam daf leen di protéger
dara du leen ci fekk ñii ma leen di lim yëpp ay services la yoo xamante ne ay mbokkam la fa fal ay membre parti am la fa fal mais ñoom ñëpp daf leen a protéger. Par contre bu dee benn membre opposition bi moom moo trompé wala moom la ñu soxla kooku kenn du ko protéger, dañ koy réprimer, dañ koy dóor, dañ koy tëj, dañ koy empoisonner, dañ koy rey. ñoo loolu le rapport bi constaté ci li nga xamante ne moo nekk di xew ci biir Sénégal. Le président refuse de faire son déclaration de patrimoine. ñu ne même njiitu réew mi dafa bañ def déclaration de patrimoine am ndax lan sàcc gi mu doon sàcc gi mu bëri li mu sàcc te dugal ci poosam te nga xamante ne constitution bi dafa wax président balaa ngay nekk président il faut nga def déclaration de patrimoine. Suñu président ba léegi ragal na def déclaration de patrimoine parce que sàcc bi mu sàcc ak poos bi ni mu feesee ci alal ci li mu sàcc ragal na def déclaration de patrimoine. Suñu rapport d'état américain bi loolu la wax. Bu ñu continuer nee na des enfants forcés de mendier dans les rues de Dakar jusqu'à des heures tardives. nee nañu xale yi dañ leen obligé ñuy dugg ci biir Dakar di saraxu ay minuit yooyu ay 1h du matin xale yi dañuy saraxu pour ak seeni pot ay taalibe pour ñu am lu ñu dugal seen biir kër, pour ñu am lu ñu dugal seen gémmiñ, pour ñu am lu ñu dugal seeni ustaas. te gouvernement bi jëlu ci benn décision boo xamante ne buy dimbali ay xale de 4 ans de 5 ans ñu mun a dugg ñëw mën a au moins dund comme ñëpp nu ñu war a dundee. Rapport bi wax na ko ci li nga xamante ne moom la ñu gis. même rapport bi wax na ni nee nañu rapport bi nee nañu dëkk bi dafa dem ba nga xamante ne li ñu gis ci biir réew mi mooy ay mala ñooy diriger ay mala, c'est-à-dire ñoom gouvernement bi considéré tul askan gi. Gouvernement bi dafa jàpp ni askan gi ay mala lañu parce que y a pas les conditions humaines, y a pas de conditions humaines. ñoom nu ñuy comporter ak seen askan gouvernement bi c'est comme askan gi ay mala lañu. Y a pas les conditions humaines. du nit mënatul dund ci réew mi quoi pour ñoom parce que amul protection amul aar. parce que boo demee ba ay xale yoo xamante ne c'est des âgés de 4 ans nga leen di bàyyi ñuy défiler ay minuit ci guddi pour am lu ñu dugal ci seen biir. yow daanaka yow gouvernement boobu yow doo nit, yow gouvernement boobu considéré woo sa askan comme ay nit. nga xam ne xale fii Europe nuñ ko considéré école xale bu am 10 ans bu jénnee école sa yaay bu présenté wul wala sa papa fii Europe duñ la bàyyi nga ñibbi. xale bu am 10 ans sa yaay su présenté wul ci buntu bi balaa ngay dugg matin école wala sa papa wala sa mag doo dugg te sa mag il faut que mu ëpp 18 ans balaa mu lay accompagner pour nga ñëw jàng. waaye Sénégal gouvernement du Sénégal laisse les enfants de 4 ans 3 ans se déambuler dans les rues de Dakar pour demander de quoi à mettre dans leur bouche. Sénégal gouvernement du Sénégal day bàyyi xale yu ndaw de 4 ans ñuy déambuler ci biir Dakar à l'heure de minuit de la nuit pour xale yi ñuy ut lu ñu dugal seen biir gémmiñ. kon ngeen xam ne ñun ay monstre la ñu yor, ñun yoruñu gouvernement, ñun ay dëmm la ñu yor, ñu ne gouvernement la ñu yor. ñii duñu ay nit. Rapport bi di continuer di def conclusion. On a plus de référence dans ce pays. nee nañu dëkk bi amatul référence, amul kenn koo xamante ne mun nañ ko xool pour mën cee jël exemple. c'est-à-dire bu ñu waxee référence waxuñu ci ngir mbirum li nga xamante ne mooy religion bi wala tradition bi, waaye nit yoo xamante ne ay politique lañu, mën nañu sukkandiku ci ñoom pour mën a am adduna boo xamante ne ëllëg dina doon adduna bu rafet. nga xamante ne nit ñooñu ñu ngi ci gouvernement bi. Rapport bi nee nañu nit ñooñu existé wuñu ci biir gouvernement du Sénégal. amul kenn koo xamante ne mun nga ci sukkandiku ci nit kooku ci biir gouvernement bi pour wax ni nit ki ku baax la, mën naa bëgg a doon ni moom ëllëg pour sama réew mën a jëm kanam. Donc voilà, on a plus de références politiques au Sénégal à l'intérieur du gouvernement du Sénégal. Les faibles sont piétinés dans ce pays. nee nañu ku ci gën a néew doole dañ lay dëggati, dañ lay massacrer,
ñi néew doole yépp dañ leen di massacrer mooy boo xoolee ci prison yi ñëpp ñi nga xamante ne ay néew doole lañu dañ leen di jël dugal leen ci li nga xamante ne mooy paquetage mooy guddi dañ leen di tëral policiers yi di jël seen bot yi tànk yi la ñuy jël pour pousse leen pour tànk leen da ngeen di tëddee ay mbagg ngeen di tëddee ñu jël seen dàll yi teg ko ci dënn yi ak ci biir yi di pousse pour mu mun a gën a tànc prisonniers yi pour nit ñi mën a xaj ñii nekkatuñu ay nit lépp lu ñu arab yi def lu ñu tubaab yi def ñun waruñu plaindre parce que loolu ñu ngi ñu koy def suñu biir réew ñu ngi ñu koy def li gën a yées ñu ngi ñu koy def suñu biir réew kon ñun amuñu droit pour plaindre parce que ñun weesu nañu ay esclave weesu nañu ay nit ñun ay mala lañu ñi ñuy jiite ay mala lañu te dañoo teg ay mala parce que boo demee ba ngay jël ay dàll militaire di ko teg ci dënn prisonniers yi di ko teg ci biir prisonniers yi pour mën leen a tànc pour ñooñu ñu mën a dajaloo ñu mën a tàncu pour keneen mën a tëdd yow doo nit yow da nga bokkatul ci ñi nga xamante ne les humains donc tous ces faibles là sont piétinés à l'intérieur du Sénégal nee nañu ma continuer ci rapport bi nee nañu rapport bi nee nañu ak lépp li nga xamante ne am nañ ko comme alal ci ñu biir réew ak lépp recherche bi nga xamante ne réewu Sénégal am na ko ci biir réew fii la mujj ci li nga xamante ne mooy respecter droit de l'homme mu waroon doon dëkk boo xamante ne dafa waroon a naat dëkk boo xamante ne seeni population waruñu jooy dëkk boo xamante ne seen population warta jënn ci alal bu ñu am ni mu toll dëkk boo xamante ne seen population warta jënn ci njàng bi ñu jàng nee nañ waaye dëkk boobu boo fa demee ñi koy njiit amuñu xam-xam amuñu gis-gis amuñu mbébét si kanam bu ko defee dëkk bi daal di naat dëkk bi daal di baax nee nañu ñoo ngi liim li nga xamante ne moom la réew mi yor nee nañu réew mi yor na li nga xamante ne ñu ngi ko tuddee pétrole réew mi yor na or réew mi yor na diamant réew mi yor na zircon réew mi yor na fer mooy weñ bi réew mi am na géej bu am jën réew mi am na naaj réew mi am na suuf su bare réew mi am na gaz réew mi mën nañ cee defar agriculture bu baax parce que réew mi li ma ci gën a jaaxal mooy démb dégg naa benn paa boo xamante ne moom xalaatam yépp dafa tardé dafa périmé mooy gumbala démb dégg naa ko ci plateau Ndumbelaan nu muy waxee ma comprendre ni genre yi ñoom ñoo yor suñu réew gumbala dafa tardé mu ngi naan Sénégal amul suuf soo xamante ne ci la ñuy bay ci la ñu war a bay suufu Sénégal dafa tuuti ci la ñu war a bay gumbala dafa tardé gumbala dafa gumba ma xamal leen dara Sénégal 15 millions d'habitants lañu dëkk yëpp lu tuuti nga lax la ca des yëpp booy génn oto rek nga gis ñi la ca des yëpp mën nañ ko bay waaye gumbala nee na démb ci plateau Ndumbelaan Sénégal amuñu fu ñu bay ma xamal leen ni ma ne boo demee Portugal boo jëlee bi ma demee ci Google ma xool Sénégal naka la toll ma dem Portugal xool Portugal naka la toll parce que man nekkoon naa Portugal Sénégal def na ñaari yoon Portugal ab dëkk bu ndaw la Sénégal def na ñaari yoon Portugal waaye boo duggee Portugal te Portugal ak Sénégal ñoo tolloo population 15 millions la Portugal Sénégal 15 millions la lu tax Portugal am fu mu bayee te Sénégal moo ëpp Portugal ñaari yoon te Sénégal mënta am fu mu bayee gumbala dafa gumba moo tax ma ne la non ñun suñu réew fa ñu dëkk ak li des pour ñu mën ko bay ëpp na Portugal ñun fu ñu dëkk rek ñun fa ñu dëkk la ca des pour bay dong moo gën a rëy Portugal gumba la ñëw toog ci plateau Ndumbelaan naan Sénégal amul fu ñu bay amul fu ñu bayee seen suuf kon nga xam ne pas boobu dafa périmé bokkul ak ñun da ngay taxawal sa portable yow mi ma bugg a woo da ngay taxawal sa portable parce que boo ko taxawalul doo ma mun a jot da ngay taxawal sa portable moo tax nee nañu l'agriculture ma continuer agriculture bi suuf si dafa rëy de telle sorte que ñoom li ñu fi ñu mën a bay dafa rëy mais dëkk bi xamuñu ñu ko yor yan xel la ñu yor rapport bi nee na jeunesse bi ils sont au nombre de 70% boo jëlee téeméer bu nekk fukk ak juróomi rek boo ñoom ñooy ay mag ña ca des ñépp
ay xale lañu nee nañu ñoom comprendre ñu naka ngay yolee 70% ñëpp ay ndaw te mënoo am développement c'est-à-dire tey boo joxe woon ordre nit ñi na ñëpp dem bay ji 70% de ñoom ñëpp dañuy dem bay ji même soo amul dara même réew mi bu amul dara mais 70% ñoom ñëpp ñu jóg dem bay ji réew moomu dafa war a naat nee nañu ñoom comprendre ñu dirigeant réew mooma ba réew mi di sous-développé donc 70% de la jeune de la population est jeune nee nañu am na leneen loo xamante ne lu doy wa lu baax ci biir réew mooy réew mi dafa am stabilité réew mi dafa am jàmm nit ñi duñu révolté nit ñi jàmm rek la ñu bëgg réew mi amul xeex mais malgré tout réew mi amul richesse mais nag li leen gën a jaaxal ci réew mi au contraire ñi ko jiite ñoom ñu ngi fexe xel pour dugal li nga xamante ne xeex ci biir réew mi loolu moo leen jaaxal ñoom ñi ko jiite ñoo ngi fexe def tout pour dugal xeex ci biir réew mi dafa am jàmm réew mi dafa am stabilité réew mi dafa am jeunesse boo xamante ne 70% y a toutes les conditions sont là pour se développer mais le contraire ceux qui dirigent le pays veulent tremper le pays dans une guerre ethnique pour l'unique intérêt ñoom ñu mun a wéy di toog ci bopp réew mi am na condition yëpp pour mu am alal am na condition yëpp pour mu riche parce que réew mi am na naaj réew mi am na jàmm réew mi am na jeunesse boo xamante ne 70% de la population réew mi am na diamant réew mi am na or réew mi am na pétrole réew mi am na gaz réew mi am na zircon réew mi am na suuf am na lépp loo xamante ne c'est les conditions sont réunies pour que réew mi mën a développer mais au contraire ñi koy diriger non seulement mënuñu développer réew mi amuñu xam-xam bi pour développer réew mi mais au contraire seen xalaat yépp li ñuy fexe mooy ñoom ñu ngi fexe naka la ñuy def pour mën a dugal réew mi ci xeex loolu kenn mësu ko gis moo tax ma ne la ñii ay dëmm lañu moo tax ma leen di wax ni ñii ay dëmm lañu pourtant yaa ngi may woo maa ngi lay jël de waaye xaw ma lu tax mënoo dugg si gis naa la carrément te ni nga may wooyee noonu laa lay jëlee saay su nekk waaye xaw ma lu tax mënoo dugg si quoi loolu moom mënuma ko xam quoi lu tax mënoo dugg si yaa ngi may woo maa ngi lay bëgg a jël waaw maa ngi lay bëgg a jël waaye xaw ma lu tax mënoo dugg si quoi waaw mais jéemal rek xëy na di nga mën a dugg si après quoi mais jéemal continuer di jéem c'est Abdoul Aziz Dabakh gis naa la léegi bu ñu continuer ci rapport bi li nga xamante ne wax na ko nee na au contraire ñoom ñu ngi wut pour brûler man mosuma gis li nga am réew moo xamante ne réew mu am jàmm réew mu naat réew moo xamante ne conditions yépp ñu ngi fi pour développer yow au contraire yow mi jiite réew mi yow ngay bëgg a taal réew mi te yow boo taalee réew mi doo am jàmm lu tax nga bëgg ko taal lu tax nga bëgg a taal sa réew lii la Sénégal di dund ay njiit yoo xamante ne am nañu conditions yépp pour développer mais ñoom ñu ngi bëgg a taal réew mi nee nañu li ñu gis ci réew mi mooy réew la boo xamante ne moo nekk ci digg àdduna réew mi Sénégal mooy dëkk bi nga xamante ne mu ngi ci digg àdduna bi digg àdduna bi la Sénégal nekk comprendre nga Sénégal mu ngi ci digg àdduna bi position Sénégal ci digg àdduna bi la nekk waaw kii bosom jàll na lu tax sa bos nekkul di jàll mais kii bosom jàll na nee nañu li ñu constaté boo mënee jël nga jël Sénégal mu ngi ci digg àdduna bi te de telle sorte alal bi mu am yëpp. Assalamualaikum warahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.